nataal yi wër na réseaux sociaux yi ay mbalitu l'hôpital ca biir ñu gis ca ay seringue la ki tube ak filu perfusion yenn saa yi sax mu taq deret rawatina ca waaxu Cap Manuel loola ubbi nañ ci ab l'enquête waaye ñii di waa l'hôpital Aristide Le Dantec ñoom di xamle tey dalal xel yi ni ñoom kaccet leen ca ndax am nañu la ñu duppee ab incinérateur te saa su nekk ma ngay daw daan ci ànd ak Awa Mbaye ci biir xibaar yi waa FRAPP France dégage daal di lancé ab pétition lañ ca bëgg moom moo di ñu féexal gii di Guy Marius Sagna lu toll ci 1 million ci ay signature lañ cay sàkku ci kanamuk yi di ambassade yi nga xam ne ñoom ñoo toogal seenu réew fii ci Sénégal far ba ñu far lépp lu jëm ci wàllug amende yi jëm ci wàllug licence de pêche yi nappkat ya nekk ca Guet Ndar di ko rafetlu tey jii ñoom ñu ca bëri daal xëy na ñu dem fa nga xam ni moom moo di ca service régional bu pêche ngir remplir lii di procédure yi ñoom ne ngi rafetlu bu baax a baax boobu mesure ñii di waa société civile di def artu ñoom rawatina la nga xam ni ñoom ñoo yëngutu ci mbayum ndër nekk ca zone des Niayes boo moytuwul boobu activité dina deñ la ko waral moom moo di suuf si nga xam ni moom la ñuy jaay ca googu ak diwaan ñu ne ay hectares yu bari daal dañ koo jébbal yi di compagnie minière yi daa ngeen ci dégg Cheikh Anta Diop tàggat yaram daañ ci ànd ak Youssouf Bodian tranche de vie ki ñu leen di xamleel tey jii di Chérif Diamé moom ab volontaire bu environnement la Lamine Ba daal dinay daje ak moom dal leen ak jàmm ci xibaar yi. Abdoulaye Diop moom moo nekk ci xarala gi ay seringue la ay tube yu perfusion yenn saa yi sax mu taq deret ak yeneen i mbalit yoo xam ne nii daal ma ngay jugee ca l'hôpital moom la ñu gis ci waax yi fii ci Cap Manuel loolu nekk ay niñ ko duppee ay déchets médicaux yoo xam ni ci l'hôpital yi la jugee ay fan a ngi nii sax lii di nataal yi mi ngi wër lii di réseaux sociaux yi ci loolu sax ñuy xamle ni ab enquête daal dinañ ko ci ubbi ngir ñu xool mbir moomu naka la demee loolu nag nekk loo xam ne nii kuréel gi di Océan ñoom mi ngi koy ñaawlu bu baax a baax reportage Aïssatou Faye Bodian. tekkaaral lañu daal di nemmeeku ci plage bu Cap Manuel lu dul ay ceeli yuy naaw ak lii di bruit vague yi. Timéra moom kese ñu fekk ko fa ne suba su ne day daal di doxantu ci plage bi waaye nag mu ñuy xamal ni musta gis benn mbalit bu jóge ci paj mi. mën na ay bouteilles laa fi gis ñu fi sandi gars yi di ñëw di for di yóbbu bujumaan yi quoi mais musuma gis seringue. loolu nag mu ngi am gannaaw bi nga xamante ne doole vague yi mu daal di yóbbu li di fil perfusion yi tube yu ñuy jëlee deret ak poche yu ñuy jëlee deret itamit daal di ko yóbbee boor moo tax gisu ko te loolu yëpp moo tax gisu ko te itamit loolu yëpp mu ngi daal di mélangé wu ci yeneen i mbalit gannaaw bu mu gisee lu nu mel ci plage bi mu metti ko lool mu daal di ko fësal ci li nga xamante ne mooy groupe page Facebook bu la météo dakaroise bu Riyad moom mu ngi wax mbir mi na mu demee woon na. ñu ngi nekkoon ci plage u Cap Manuel bu nekk ci suuf hôpital Le Dantec ñu gis foofu ay seringue ay puso ay flacon ay poche direct ñu jaaxale torop ñu jël ay photo dugal ko ci réseau yi pour alerter l'opinion publique. ca noonee la ñu daal di ubbi ab l'enquête. gouvernement bi wàcc na foofu de par gendarmerie bi ak benn élément wu direction de l'environnement et des établissements classés dañu ñëw constaté wu affaire bi te tamit ñoom tamit sax dañu jaaxale wu ci affaire bi lu ma xam mooy tey ñoom ubbi nañu benn enquête pour situer responsabilité yi. gannaaw bu mbir mi jàllee Océan ñoom bëgg amal ab bëccëg bi nga xamante ne dañu fas yéene setal plage bi ngir askan wi seen nekkin ak seen wér-gu-yaram gën a mën a ñoŋ ñu ngi ko fas yéene amal niki ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru février. kon mu di kon ab artu boo xam ni defoon nañ ko ci réseaux sociaux yi loolu nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di kilifa yi yor lépp lu jëm ci wàllug service soins infirmiers ca l'hôpital Aristide Le Dantec ñoom nunguwuñ ca addu waaye la ñu xamle moom mooy li am solo moom mooy yooyu bañ di am wala bu fekkee am na sax ñu daal di koy dakkal ci noonu ñoom ñoo ngi xamle ni am nañu ab unité di ab machine boo xam ni moom lañ duppee incinérateur boo xam ne nii lépp luy mbalit ak bu mu mënti doon dinañ ko segg ba bu ci nekk war a dem fa mu war a dem moom chef de service ba di Dipkor Sène ànd nag Awa Mbaye wan le ko lii di unité boobu. les déchets fa hôpital Le Dantec jeexee am na ab néeg boo xamante ne dañu faa def ab machine bu mag di génnee ab tàngaay bu rëccee ci mbalit mu ñuy lakk machine bi mi ngi tudd incinérateur li ko tax a jug mooy lakk mbalit mi soppi ko mu doon doomu taal
Dibkor Sène moo jiite service soins infirmiers bu Dantec mi ngi wax nag mbalit mi nan lañu koy traité ndax ñaari façon moo am bi jóge ci bureau yi ak bi jóge ci faj mi. machine bi njëriñam mooy bépp mbalit déchets biomédicaux bi nga xam ne day jóge ci faj bi nga xam dina taq deret mbaa dinay jamaate gaañaate daal en quelque sorte fii lañ koy lakk mbaa muy mbalit moo xam ne dafa jóge ci cër fii lañ koy andi ñoo lakk ko. bépp mbalit boo xamante ne dafa jóge ci paj mi ci ay mbuus yu xonq lañu koy def ndax ràññetle bi dafa am solo. am na mbalit moo xam ne yaakaar nañ ne mun na andi transmettre doomu jàngoro boobu dafa am fuñ koy def ci sachet bu xonq. lu yàggul dara machine bii di incinérateur bi paan na mbalit mi bari ba dajaloo sax déborde génn hôpital bi. léegi nag dafa fekk machine bi amoon arrêt quelques jours je crois ñetti fan la mbalit mi ñëw di ñëw ba fii nga xam ne foofu lañ koy denc fees. alors xam naa certainement loolu la woon. Dibkor Sène ne ci li xewoon ca plage bu Cap Manuel jiiñuñu ko seen bopp waaye tam jiiñuñu ko ñeneen li ëpp solo mooy fexe ba mbalit dootul taxawaalooti ci hôpital bi ak li ko wër. fu mu jógee mënuma wax ne bërëb tel la jóge comme ci suñu bunt kër lañ ko fekk mbaa suñu gannaaw kër lañ ko fekk suñu waxee ne duñu nit am na ñu naanoo dañuy wut nu ñu justifié wu moo tax bañ loolu xewee ci suñu kilifa mu woote ñu ne ñun ñëpp nañu daje nañu surveiller foofu encore ba nga xam ne ëllëg ak si biir keneen ku ko def ñu mun ko xam mun ko dénoncer. Aristide Le Dantec di ab hôpital boo xamante ne ay clinique privée ñoo ko wër ñoom itam am seen mbalit te xamuñu fan lañu koy yóbbu. Awa Mbaye ci wàllug mbalit moomu sax am na ab bésub set setal ñu koy duppee journée de nettoiement et de sensibilisation jëm ci wàllug jéye ji nga xam ni déchets yooyu mën na ko indi gu ñu jàpp ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru février wi di ñëw loolu nag ministère bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu hygiène publique ministère bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram ak yenn ci ay association yuy xeex ngir ñu aar lii di alam bi ñoo ci fas yéene ànd ci suñu xibaar sax ñu ñuy xamal ni déchets biomédicaux yooyu am na si yeneen plage yu nekk fii ci Ndakaaru les ci wàlliku wér-gi-yaram wax ci feebar bi di polyarthrite rhumatoïde mu di ab feebar boo xam ne nii da lay indil laago boobu nag niñ koy jëlee en charge daal tax ko demee noonu loolu nekk loo xam ne nii tamit xamuñu ko bu baax a baax waaye lu ci ëpp soxna yi lay laal yeneen jafe-jafe yi moom moo di ñetti hôpitaux rek ñoom ñoo màcc ngir mën a faj boobu feebar ak seeni patient ñoom nag dañoo amaloon ab bisub randonnée pédestre di ab randonnée ngir sensibiliser maanaam leeral indi ci jëmle ci wàllu feebar boobu Dédé Didi moom moo taxawal lu ni mel dañ koy dégloog Awa Mbaye. ñu daje parce que dafa am feebar bu ñuy tuddee polyarthrite rhumatoïde day jàpp say yax te boo ko fajul da ngay mujj làggi léegi ñu bëri xamuñu ne dañ ko yor et dañuy dem ba seen membre yi commencé déformer ñu naan jinne moo leen jàpp alors que feebar bi moo leen jot bu ñu demee gis docteur bi dina leen wax lan ban garab la ñu war a jël pour faju buñ ko jëlee seen membre yi du déformé wu léegi loolu moom moo waral ñu ne tey dañuy dox dem tasanteeg nit ñi wax leen sensibiliser leen ànd ak suñu famille bu ñu paree dem place du souvenir rencontrer docteurs yi léegi nii à 11h ñu waxtaan ñun ñëpp ñu jokkoo ak journalistes yi ñu waxtaan ci maladie bi loolu moo ñu tax a jóg am nañ soutien professeur université yi faj bi metti na torop ñi koy faj bëriwul ñetti hôpital ñoo koy faj Le Dantec Dalal Jàmm ak hôpital principal te ñi nekk Sénégal njaay bi yëpp duñu xam ne daf leen jot duñu xam ne feebar bi dal na leen dañu obligé jug ci région yi ñëw ba fii pour faju donc c'est très compliqué. mu nekkoon Dédé Didi ngeen di wéy di déglu xibaar yi ci rajo Futur Média juróom-ñetti simili moom moo bootu ci benn waxtu ca Tenji Géej ak ca Balakos nekk ca Ndar Géej. ak RFM kumpa jeex na. Ndar Géej googoo ko Guet Ndar ak nappkat ya gannaaw yëngu nga xam ni moom moo fa amoon ak xibaar bi nga xam ni moom la jëwriñ ji joxe ni far nañu lépp lu jëm ci wàllu ko amande di ay amande yu ñu tegoon ci ndodduk yi di nappkat yi ñoom ñu ci bari nag tey jii daal di rafetlu lu ni mel xëy jable yi ca service régional des pêches ngir mën a bindu ngir ñu xool procédure yi naka lay demee. ñu dem ba Ndar Géej fekki fa Mohamed Nabi Sila ci quai de pêche yu jàmmalaay yëngu-yëngu yi doon loo xam ni am na solo suñu gisee dem bi ak dellu si ci bërëb bii. bu saafara day am ñii la nu mu defee. Maxu Seen Adrame Ndiaye ak Baye Boli Fall ñëpp di ay nappkat. macha allah licence yi mbégte rek la mos doon si nappkat yëpp si Ndar yëpp. na leen di remercier bu baax ak ministre de la pêche bi def nañ si ay jéego
askan wi gis ni gouvernement bu Sénégal ak Mauritanie def nañu ay jéego yu am solo ngir mbir mi am saafara. gërëm bu baax a baax njiitu réewu Sénégal président Macky Sall mais njiitu réewu Mauritanie monsieur Ghazouani. Babacar Gaye bu Gox Mbaaj xam le ni waxtaan dafa jot ngir ñu fexe ba lépp loo xam ni aju na ci wàllub nappkat yi respecté li nga xamee ni day xew ca Mauritanie. naaw bu gaal yi commencé dem géej ak yooyu ñun waa Gendar yi nekk suñu biir ñu toog ñu waxante dëgg ndax li tubaab naan linge sale se lave en famille ñu xool organisation professionnelle yi ne nañu bare na commission bi commission bale et cetera nañu toog ñu waxante dëgg te li accord yi tere ñu bàyyi ko li mu digle ñu def ko. nappkat yi bàyyi xel ni ministre bi di Alioune Ndoye du leen mës a bàyyi ci jafe-jafe yi nga xamee ni dañ koy am mu jàpp jëm ci wàllu amande wala leneen ngir waxtaan ak naataangoom ya ca Mauritanie. pare nan pour nappi na parce que loi Mauritanie lu muy wax sunu njiit yi fii dañu war toujours di ñu leeralal bu ñu dee leeralal duñu am réeroo suñu biir quoi. ci service régional des pêches procédure bi doon loo xam ni door na ngir ñu joxe licence de pêche yii di indi naataange bu baax a baax ci dëkk bi di Ndar. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabi Sila. mbayum dër ci zone des Niayes buñ ci waxul dina faatu loolu di ab artu boo xam ne nii ñi di waa société civile ak yenn ci ay conseils municipaux yu nekk ca zone bo ñoom ñoo ko wax ñu ne la ko waral nee nañu amatuñu suuf suñu bayee ndax la ca ëpp lii di compagnie yi yëngutu ci ku wàlluk mine ñoo ko fuqar ñi ci ñoom Cheikh Anta Diop. suuf si ñu xamante ñu ngi koy dagg di ko joxe jamono yi nag ay usines yu yëngu ci wàllu mine ay carrière ñu ngi yëkkati ay tool yu bëri ci zone des Niayes loolee tax nag ñii di producteurs yi baykat yi tiit lool am njàqare ba tax na ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu développement ay baykat ba ci ñi nekk ci bopp moomee li daje woon ci Daaru Xuddoos doon ko waxtaanee ne nag mbir mi de dañ cee war a jóg Oumar Ciss nekk ci CADEX comité de recherche. te 80% mooy production lépp loo xam ne mbayum dër la fi lay jóge ko et que demul fenn. Sénégalais yi lay dundal su fekkente ne ñu ngi bàyyi compagnie yooyu ñu ñëw te au-delà de compagnie am na aussi entreprise yoo xam ne ñu ngi ci agro business ñu ñëw ñu leen di jox ay 1000 hectares 500 hectares mais baykat bi nekk fii moom dafay toog rek di xaar yàlla. baykatu dër yi nekk ci diggante Meewaan Daaru Xuddoos jàpp Jogo ba Kayaar ñoom nag nee nañ li leen gën a ëlëm moom mooy usines yooyee de bu ñu gasee ba pare dañ ko fay bàyyi te loolee nee nañ ñu ngi sàkku ñu mën koo suul delloowaat ko baykat yi Issa Oumar Bass jiite nag baykat yi nekk fii ci zone des Niayes gis ne li usines yooyu di yàqal askan wi bari na te ñoom gisuñu ci benn njariñ. nekk na ay pax yu ubbeeku wante kenn jëfandiwu ko xam nga loolu day wàññi ci wàllu mbay mi maanaam fii nga xamante ni suuf su baax la woon pour mbay léegi kenn laalatu ko kenn bayatu ko diggante Taïba Ndiaye ba commune Meewaan Taïba Ndiaye Daaru Xudus yooyu la dañuy naan waa dëkk bi da ngeen di tuxu dem feneen ñun dañu soxla suuf soosu. di ay kàddu yoo xamante ñu ngi ko jibal fii ci Daaru Xudus di sàkku nag kilifa yi nekk ci bopp moomee ak sous préfet yi ak préfet yi ñu toog indi ci waxtaan ngir ñu mën a gindiku saafara mbir mi. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. jóge Kajoor dem ba Saloum décision bi nga xam ni di ab dogal jël nañ ko ngir dakkalandi lépp lu jëm ci wàllu exportation gerte gi ko yóbbu ca biti réew loola ña nga xam ni ñoom ñoo di producteur ak exportateur yu nekk foofa ca Saloum daal di koy rafetlu bu baax a baax nee nañ dina leen may daal stock bi nga xam ni moom moo nekk ñu yore ko ci seen loxo te mu toll ci fanweeri junniy tonnes ñu daal di koy daal di jaay loolu nag directeur bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu division protection des végétaux di rafetlu lu ni mel ak ëreen jën na mu tëddee waaye di ñaawlu ñàkkuk organisation ga Ibrahima Diame. dogal bi nguur gi jël nag pour dàkkandi lii di exportation gerte gi dafa mel ni nag bettul lool noonu la ñi yëngu ci wàllu exportation bu ñu sukkandikoo ci waa COPEGA collectif des exportateurs de graines d'arachide boole woon nañ leen ci waxtaan yooyu le ndax ñoom itam jàpp nañ ne war nañ def lépp pour préserver lii di jiw gi Habib Thiam moom mooy président COPEGA. soo ko seetloo at bu jot am na ci jamono joo xam ne dañuy taxawandi gerte gi di génn bitim réew ngir ñu saytu jiw bi nga xam ne moo nekk fii pour mun ko aar ba nga xam ne su ëllëgee ñun ñi nga xam ne dañuy exporté sax dañuy soxla gerte parce que ku amul jiw doo am gerte te loolu décision boo xam ne dañ ko waxtaanee bu juboo ñuy rafetlu nag ni nga xam ne nguur gi may na leen délai ngir ñu mën a exporter li ñu jotoon a stocké. mooy am na ñi nga xam ne amoon nañ gerte goo xam ne dañ ko doon pare pour yóbbu ko ñooñu état Sénégal ministre de l'agriculture dafa leen may pour ñu mun ko dajale yeggale ko yóbbu ko loolu yëpp aussi ay waxtaan la bu juboo ci xam nañ ñan la xam nañ ñu ko am ñooñu
ñi ñëpp jox nañ leen nataal boo xam ne danañ ko mën a jël ñu yóbbu ko bitim réew continuer seen liggéey waaye su jeexee nag dañ koy ajandil. waa direction de la protection des végétaux ñoom nag ñuy rafetlu bu baax a baax qualité graine yi ñuy jàpp ne yu mucc ayib la ndax amul benn lam-lame ci gerte yooyu la ñu yóbbu bitim réew waaye nag lu jëm ci wàllu organisation secteur exportation bi jàpp nañ ne war nañ ko xoolaat bu baax a baax. Abdoulaye Ndiaye moom mooy chef division phytosanitaire bu DPV. Je pense qu'il y a un important travail de fond à faire pour réorganiser en tout cas les opérateurs exportateurs. ci wàllu exportation yi nag waa COPEGA amoon nañu objectif 475 000 tonnes jot nañ am 460 000 mu doon un taux de 80% bu nga xam ne jàpp nañ ne lu baax la Ibrahima Thiamé Kaolack rajo Futurs Médias. RFM rajo askan wi. mbir ma xewoon ca Mamatooxu ca Ziguinchor ñu fàttali ko rek ab doomu aadama bu ñu fekkoon mu faatu ci ab citerne di ab camion de vidange ka nga xam ni moom moo ca amoon ay gaañu te ñu rawale woon ko ca l'hôpital bu Ziguinchor moom mujj na génn àdduna moom nag dafa amoon ay gaañu ci bopp bi leeral yeeg Lamine Ba. ca urgence ci hôpital régional bu Ziguinchor nga xam ne foofu lañ ko njëkkoon rawale mujj nañ ko jàllale ci service bu réanimation ci hôpital boobee ba léegi waaye kii di Amady Bacha ba kanam mujj na root ci gaañu yi nga xam ne jëlee na ko ci bopp bi ñu dippee ko traumatisme crânien moom bi nga xam ne ñoo ngi ko fekkoon ci biir citerne camion hydrocureur bi waa hôpital régional bu Ziguinchor def nañ lu ne ngir mu mën a dund waaye loolu mujjul sotti Martial Koli Bopp moom mooy directeur bu centre hospitalier régional bu Ziguinchor. Amady Bacha gaañu na d'ailleurs sax bu mu ñëwee bu ñu leen indee urgence lañ leen yóbbu woon mais bu ñu gisee étam dañu xool ne dafa jaroon ñu yóbbu ko réanimation pour prise en charge bi gën a jege ñu mën ko defal li mu war pour mën ko sauver médecins yi nag def nañ seen kéemtalaay kattan bu ñu defee loolu yëpp malheureusement nag li yàlla dogal rek jël na ko comme ni ma ko waxee sànq ci début bi ñu ngi ñaan yàlla moo xare ko arjanna. hôpital régional bu Ziguinchor nag jamono ji am nañu lu di certificat de genre de mort bi bu war ko jégbal enquêteurs yi buñ sukkandikoo ba léegi ci ay kàddug Martial Koli Bopp. fu mu nekk nii suñ wareef mooy faj am na ay information yoo xam ne buñ ko laajee itam dañ koy joxe. waa ci tànk yoolu la ñu nekk d'ailleurs sax am na benn papier boo xam ne autorités yi soxla nañ ko médecin bi defar na ko ba pare li des rek mooy jébal papier bi autorité. Amady Bacha mu ngi gaañu ci jamono ji nga xam ne nag gendarmerie mu nga yooyu l'enquête bi ngir ñu mën a xam nan moo rey ñaari nit ñooñee ñu fekk ci biir citerne camion bi lee ak li mënti am mën nañ jàpp ne faatu bi nga xam ne nag Amady Bacha def na ko dana am li nga xam ne dina ko gàllankoor ci l'enquête bi nga xam ne gendarmerie ubbi woon na ko ngir xam kan moo def jëf ju ñaaw joojee. Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. Lamine jaajëf maa ngi leen ko doon wax ci bopp xibaar yi kuréel gi di waa FRAPP France Dégage ñoom moo fas yéene jébbale rek benn pétition lañ ca bëgg moom moo di ñu daal di bàyyi kii di Guy Marius Sagna ñu ni pétition boobu nag lañ ca bëgg moom mooy lu toll ci 1 million ci ay signature ñu ni dañ ko yóbbu ci ambassade yi nga xam ni ñoom ñoo toogal seen i réew fii ci Ndakaaru ndax la ñu jàpp moom moo di Guy Marius Sagna teg dañ ko teg loxo jaarul benn yoon dañ ci déglu Ousmane Wade moom mooy délégué général bu FRAPP France Dégage ci jokkoom ci téléphone ak Pape Besdiba. pétition boobu ñu lancé suñu mbokk diaspora yi ñoom ñoo ko lancé ñu ànd ceeg ñoo ko xamante ni xëy na ñun ci waroon nañu ko jël à notre niveau nekk loo xamante ni ñun ñëpp ñoo ci ànd parce que jàpp nañ ne xeex bi du xeexu FRAPP kese xeex bi xeexu citoyen sénégalais yëpp la. pétition bi ñu ngi ciy visé 1 million de signatures au moins 1 million de signatures bëgg nañ ko ngir wane ne kii nga xamante ni mooy Guy Marius Sagna dañ ko téye ci anam moo nga xamante ni anam yoo xam ne yu leen neex la et que mën nañ ko jàppee sax tëkkaleeg méngaleeg li nga xamante ni mooy ay politique waaye duñ yem ci loolu buñ récolté li nga xamante ni moom mooy signature yi dinañ ko déposer ci ambassade yëpp yi nga xamante ni Sénégal am na fa ambassade ñu dem déposer ko pour wan leen ne lii nga xamante ni mooy jàpp bi ñu jàpp Guy Marius Sagna loxoy politique moom moo ci nekk waaye du lenn loo xamante ni ci droit lañ bàyyiwuñ benn ambassade ñun yaakaar nañ ne amuñu ak problème ak n'importe quel ak kenn dañu nekk ay nit ñu nga xamante ni dañoo jàpp comme niñ koy waxee sama bopp moo la gënal danañ wax li nga xamante ni tey moom la Sénégal war a mën a doxee et que bu fekkee ne Emmanuel Macron dafa jàpp ne moom ñun li ñuy wax du intérêt France moom mën nañ ko nangul taxawaay bi
bi mu taxawee bu nga xamante ni daf ñuy joxal ba baaraam danaan ñu de plus en plus mi ngi gis li nga xamante ni moom mooy sentiment anti-français alors c'est le contraire amuñu benn sentiment boo xamante ni sentiment anti-français la mais plutôt dañu am benn sentiment ñun boo xamante ni tey dañuy wax sama bopp ma la gënal du bañ naa la. askan way yewoo ca Pakao ca Sédhiou foofa ci jamono ji mbégte la ñu àndal gannaaw ba ñu fa sampe ab tribunal grande instance foofa ca diwaan ba ndax dox yan daan dem wala voyage yan daan dem ba Kolda di wuti këyit wala di dem ci wàllu ko yoon loolu dakk na Max Euclide Kamfani. affaire bi mbettat la pour toute la population c'est une vieille doléance. lu ñu mësoon ñaan la te yàlla def mu am. yàgg nañu toog di xaarandi installation tribunal grande instance askanu Sédhiou tey loolu doon na lu am Karfa Samaté maire commune Diakhoumé di rafetlu nu ñu jegee justice bi justiciable bi. lii dina tax vraiment population jegee tribunal parce que boo seetee affaire kay judiciaire ñun dañu sonn trop surtout ñu responsable mais léegi ak nouvelle situation bi mun nga jógee Diakhoumé jógee Goudomp ñëw uti fii kay. ab jafe-jafe bu ñu teggil askan bi sëpp fu mu nekk nii ajool ñi def distance yu bëri naka it defee ñeent wala juróomi yoon lu ëpp suñu soxla kayit. maanaam si c'est di lammo ba janna ba njëriñ bi dafa rey gis nga boo déplacé 100 kilomètres uti KG loolu beneen problème la léegi comme que ñu ngi fi njëriñ bu mag la auprès des populations. jàngat boobu it la Jata Ndaw amee moom mi dëkkee ci commune Sédhiou. diggante Sédhiou ak Kolda maanaam téeméeri kilomètres te KG judiciaire bi ñu ngi koy am 400 francs mais pour que ñun waa Sédhiou ñu ko mën a jot foo ñu def au moins ñaar téeméer kilomètre te fay ñaar téeméer pour ñeneen ñi fay 400 francs mooy coono bi quoi. gannaaw bu ñu leen tabee ci atum 2017 ci conseil supérieur magistrature bi te loolu njiitu réew mi amaloon ko juge Ousmane Mbodj jiite tribunal grande instance bu Sédhiou ak procureur Issa Pouye procureur ci bile cour bii lañ leen installé mel ni bokk benn ndam bu ñu amee ci député bi Nadiahanko Sané. parce que dama leen di sonal assemblée di leen ne procureur bi ñu ko nommé ba léegi mënu leen koo installé loolu am na tey ngi sant yàlla vraiment duñu demati Kolda pour casier judiciaire duñu fa demati pour registre de commerce. Sédhiou Max Euclide Kamfani RFM. dellu si waat ci màggal gi ñu doon màggal fanweeri at ak ñeent gannaaw ba Cheikh Anta Diop dëddoo ni ki démb ca cérémonie ba ki nga xam ne rek moom moo di directeur général bu COUD daaw doon na ñaax ñi di ndongo yi ñu dakkal bépp fitna di violence ci biir campus bi nee na la mu bëgg moom moo di daara ja nekk ab daara joo xam ne nii bu ñuy jàngee ak bu ñuy xeltoo la ak tàggatoo loolu nag lii di ndongo yi rafetlu nañ ko bu baax a baax loolu la ñu wax ci reportage Oumou Kalsoum li gannaaw njoote bi njiitum centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru woo ndongo yi nekk ci daara ji kawe ji ngir ñu tekk bépp xeetu violence ci suuf te def bërëb bi bërëb boo xam ne dañ fay diisoo ak weccee xalaat nekk na lu soxal ndongo yu ñu dajeel ci bërëb bi. université li fi yàgg a xew naqari nañu tiis nañu trop parce que université jàng ak former ay ndaw ñoo moo ko tax a jóg waaye du pour ay xeex di ay rayante gi demee noonu war nañoo def daal de telle sorte que ni rayante boobu ak xeex yi fi am nii yëpp mu dakk mu jeex. étudiants yi daal dañoo war a bàyyi di grève di xeex police yi nekk fii di leen tiire xam nga yooyu noonu daa metti seen yaay yi di misère loolu waa. Seydou Sow di ab ndongo ci daara faculté droit di xalaat ni ndongo yi waruñoo yee fitna ci bërëb bi ba tax na moo ngi leen di woo ngir ñu def ko sàkkukaay xam-xam. vraiment loolu aussi ñun étudiants yi dañ koy déplorer lu tax ñu koy déplorer parce que ñun mënuñ nangu nga doon étudiant am sa bac ñëw dugg université c'est le temple du savoir ngay ñëw fii war a wane comportement bu baax modèle bu baax ngay ñëw di génnee jaasi mel ni rebelle mel ni agresseur vraiment loolu du comportement étudiant mooy lan yow sa idée argument des idées nga war a prôner xam nga que la force seuls les faibles ñoom ñooy utiliser l'argument de la force baaxul. ak woote gi ndongo yi pare nañu ngir soppi doxalin ñoom ñi la jàpp nañ ne université bi dafa war a des di nekk bërëb wutukaay xam-xam. Souf Bodian maa ngi lay nuyu. di la fay El Hadj Ndate Diop. tàggat yaram dañ koy dooree ak karaté ak championnat d'Afrique yi nga xam ni ñoo ngi koy wéyal ca réewu Maroc. Sénégal am médaille am yu njëkk ay médailles de bronze lañu ci senior yi kii di Fallou Mbeng 76 kilogrammes ak Mamadou Lamine Seck ñoo am kon médaille yooyu lee ci junior yi. Cheikh Ahmed Tidiane Konaté moo am bronze ci 68 kilogrammes ci cadet yi Maimouna Niang ak Bineta Diop ñu am médaille de bronze
bëccëg bu njëkk bi nag di démb baaxul dara ci délégation bu Sénégal daanaka ñëpp pratiquement ci seniors yi dañ leen éliminé ci premier tour bi ci demi-finale yi plutôt ku mel ni Maguette Seck wala capitaine bi di Moundor Sène plutôt ñoom Abdourahmane Moundor Sène ñoom kon dañ leen éliminé ba tax na ci dimanche bi laxatise moom it ci la bokk dañuy jongante final ngir yóotu kon ay médaille de bronze équipe nationale yi ci jigéen ñi xam ngeen ñoo yor raaya bi góor ñi tamit tey dinañu jongante ngir kon jéem a xool yan médaille lañ ci mën a am ci wàllum compétition par équipe. football Ligue 1 sénégalaise juróom-ñeenteelu ko bëccëg bi dina door tey ci ngoon. ñetti match mooy am leader bi moom di Teungueth FC di dalal Mbour Petite Côte 16h Stade Ngalandou Diouf. Rufisquois yi nag ñoom ba tey ñooy benn équipe boo xamante ne ba fii mu toll nii kenn daanu leen ñetti but la ñu encaissé gum nekk ci kanam kon équipe boo xamante ne ñooy ñaareelu meilleure défense ex aequo di waa Mbour Petite Côte ñoom nag c'est entraîneur italien la fu mu toll nii juróomi but la ñu encaissé ci juróom benn bëccëg. Stade Amadou Barry tey ci ngoon ba léegi 16h30 Dakar Sacré-Cœur mi nekk ci ñaareelu place bi dalal NGB. affiche bu am solo ñu ngi koy xaar ci Petite Côte bi Jàmbaar di dajeek Jaraaf bu Ndakaaru ñaari club yi kon 5e la ñu nekk ak 6e Jàmbaar nag moo jiitu doonte sax ñoo tolloo poñ ku nekk 11 points nga am 9e journée bi suba lañ koy continuer kon ci dimanche bi AS Douane 3e dalal Njàmbur bu Louga stade Ibrahima Boy bu Njaareem 17h Casa Sport Snaps bu Thiès stade Alassane Djigo 16h30 Gorée AS Pikine stade Amadou Barry insulaires yi ñoom nekk ci dynamique ñaari ndam bi ci mujj sax mooy fële ca Denis Biram Daaw daan Génération Foot bi nga xamante ni week-end bi fële ca Mbour lay jëm stade Caroline Faye ngi daje ak stade de Mbour. Ligue 2 bi ñoom it tey dañuy door seen 9e journée bokk la ci match am tey EJ Fatick 2e di fekki waa ca stade Alassane Djigo waa Renaissance bu Dakar 16h30 Sonacos Amitié FC ca stade Lamine Gueye 16h30 tamit Jamono Fatick Demba Diop stade Massène Sène bu Fatick lay doon. GFC Pro di dajeek US Wakam ca stade Ibrahima Boy match yooyu kon moo am tey ci ngoon Ndate Diop. football ci la ñuy des rek waaye ci jigéen ñi ak suñu gaynde yu jigéen ñi nekkaat ci ab stage. fukki lañu ak juróom-ñett 19 ñoom lañ kon sélectionneur bi di Mame Moussa Cissé convoqué stage ñetti fan la li ko dalee altine fale ca centre d'excellence Youssoufa Ndiaye bu Guéréo Lions yi nag di waajal tournoi UFOA bu zone A bi nga xamante ni kon ca Sierra Leone lay amee ci weer wi di ab compétition boo xamante ne kon dina tax Sénégal mën a waajal boppam ci ñaari match yu ñëw si digganteem ak Libéria weeru avril lay doon bokk ci éliminatoire Coupe d'Afrique bi di ñëw ci wàllum football féminin. Sénégal nag fu mu toll nii am na moyens yi ngir mën a qualifié wu di doon ñaareelu yoon ginnaaw 2012 ci ab Coupe d'Afrique des Nations loolu nag di gis-gisu capitaine gaynde yu jigéen ñi di Safetou Sagna. bon ñu ngi liggéey physiquement techniquement moralement aussi ambiance bi aussi comme d'habitude rek lépp ñoo koy defandoo dañuy foo en plus suñu coach yi dañu siy jàppale lu ñu musuloon am daal la ñu am ren terewul aussi heure concentration bu jotee dañuy xam ne dañu war a concentrer parce que xam nañu lu sénégalais yëpp di xaar si ñun. boo gisee effectif bi ñu rajeunir ko am tamit anciennes yoo xamante ne ñu ngi fi boo gisee mix boobu. waaw mix boobu daf di li nga xam ne lu baax la parce que tey sans expérience dara du dox anciennes yi ñu ngi fii pour pousser nouvelles yi équipe bi moom ñun xam nañu lu ñuy xaar te tamit ñaan nañu delluwaat deuxième fois parce que yàgg na depuis boobu ba léegi demaguñu te boobu ba léegi ñu ngi liggéey si loolu condition yi changé na lu bëri parce que woon da nga doon toog benn mois rek ngay dugg compétition bi jot mais ren dugg nañu 3 mois bientôt ñu ngi dugg si 4e mois compétition bi amoon nañu match amical contre Gambie passé loolu gëjoon nañ ko am avant compétition ñuy dem see match amical tournoi UFOA bi tam di nga fa jouer 3 à 4 matchs boo qualifié final aussi loolu yëpp pour préparer compétition bi la. UFOA bi lan mooy seen objectif. objectif bi mooy coupe bi rek parce que demoon nañu Côte d'Ivoire bi ñu invité UFOA B bi dem nañ fa ñaari at ñu teel a éliminé ñibbisi mais cette année moom vraiment objectif bi mooy indi trophée. fexe ba indi trophée bi loolu Safetou Sagna wax kon équipe bu nationale féminine tamit ci junior yi ñoom it dañ door regroupement lundi ca Toubab Dialaw ñoom li ñuy préparé mooy match éliminatoire jëm ci coupe du monde 2020 ci junior yi Sénégal ginnaaw bu mu génnee Sierra Leone Tanzanie la war a dajal kon ci weeru mars Ndati Diop. ñu jeexale ak football ca biti réew ak championnat yi.
Angleterre lañ koy dooree fi mu toll nii nag première ligue bi 26e journée bi door na Everton moo mëne Crystal Palace benn bal ci dara su noppee Brighton mooy daje ak Watford fële ca Espagne ci gën a fës mooy Atlético Madrid mi daje ak Granada match bi kon 20h lay doon ca Italie Juventus mi jiitu dina fekki Hellas Verona match bi 19h45 lay doon ca Allemagne Bayer Leverkusen moom mooy daje kon ak Dortmund 17h30 ca France Olympique Marseille Toulouse 16h30 jàppale ni Keita Baldé ak ñi di waa Monaco ñooy fekki Amiens bu Moussa Konaté match bi 19h la Nice bu kii di Moussa Wagué di dalal Nîmes match bi 19h lay doon jàppale ni tamit Rennes bu Mbaye Niang Edouard Mendy mooy daje ak Stade Brestois match yooyu kon ndate moo am niki tey suba bokk na ci match yi nga xamante ni moo fës fële ci Italie Inter ak Milan di derby bu Milan kon suba lay am ci ngoon incha allah bu 19h45 jotee ndax jom. jogante suba bi nag diggante Paris Saint-Germain OL tamit waaw fàtte naa ne yow parisien nga ñoom la ñuy daje suba waa Real tamit ñiy supporter ay Real ak Barça ñoom seen match yi suba la Barcelone 20h. ndee fekki Real Betis Real Madrid fekki waa Osasuna bu 15h jotee suba ci dimanche bi. jërëjëf Youssouf Bodian ñu yegsi ci beneen pàccu xibaar yi ni ma ko waxee sànq tey ñu leen di xamleel ci tranche de vie ak Chérif Diémé moom nag ab volontaire la Youssouf bu yëngutu ci wàllu environnement moom nag loolu la def liggéeyam ci lay yëngutu naam sax su fekkee ni ay mbiram taxu ko doxee noonu loolu la def liggéey ba ci tonni mbalit boobu muy jël ci xayma rek lu toll ci juróom-ñaari tonnes ci ay mbalit gaa dina koy génnee foofu ca Ziguinchor Lamine Ba kooku la ñuy xamleel tey. Cheikh Diémé mu ngi amee lu weesu fanweeri at moom nag li ko tax a jóg mooy mbirum environnement ceet yi nga xam ne moom lay wër bés bu ne moo ngi koy jëlee ci ay jafe-jafe nga xam ne moo ngi koy jànkonteel ci quartier bi nga xam ne moom la juddoo te màggee fa di Grand Yoff. dama dëkk si benn koñ mi Grand Yoff boo xam ne chaque nawet dañu dee am problème gestion des ordures ménagères parce que oto mbalit yi duñ fi romb pour jël suñu mbalit yi. ngir seetal quartier bi mu fekk baax dafa mobiliser ay jeunes yu bëri di leen jàngal di jëm ci wàllu volontariat loolu tax na ba jamono ji li nga xam ne def na ko ci liggéey am na solo bu baax a baax. léegi activité boobu moo joxe instant yi dajaloon nañu lu mot a environ 7 à 8 tonnes de déchets plastiques 300 à 400 kilos de déchets électroniques des verres aussi 400 kilos environ loolu la ñu stocké fële si site bi. te site bi maa ngi koy tuddee musée des déchets dangereux pour l'environnement. moom mi nga xam ne moo ngi bokk ci Greenpeace ak club du changement climatique résultat yooyu boo gisee mu am ko dafa fekk rek ne dafa waxtaan ak njaboot yi ba ñu teg ak dispositif ci biir kër yi. kër bu nekk normalement dans les normes da nga doon mun a am au minimum 2 poubelles. une poubelle pour les déchets organiques mooy xobu mango yi xam nga lu xam ne day nëb daal ay banta kanja ay soble xobu soble day nëb xam nga ak beneen poubelle bu xam ne c'est pour les déchets industriels comme ay plastique. ay verre waaye léegi mën ko séparer noonu léegi tout ce qui est organique loolu noonu mën nañ ko yóbbu ci àll bi mën nañ ko jox béykat yi wala sax mën nañ ko def compost. donte sax amul fayeeku ci li nga xam ne moom lay def bés bu ne waaye Cheikh Diémé am na pexe yi nga xam ne moom na lal ngir mu mën a am xaalis ba jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak moom. léegi bu ñu paree chaque fin du mois ñu xool nu ñuy def ba chaque famille mën a joxe dara te famille yooyu lu ñuy joxee noonu c'est ça qu'on va prendre pour recruter le maximum de jeunes qui ne font rien dans le quartier ñuy activité ñuy lancer aussi activité boobu di mën a vraiment seetal ko ñi. li weesu dajale mbalit yi dem sandi ko Cheikh dafay transformer yenn yi mu ci defar nag ay articles yu bëri. te boo déggee ordure c'est de l'or qui est dur donc dañ ko nar a mën a valoriser loolu moo taxoon ñu récupérer affaire bi stocké ko pneu auto yi nii yooyu la ñuy jël def ci ay pot de fleurs xam nga di def ay seetu di def ay ceinture. toog liggéeyal nguur ñu koy fay itali ko li mu bëgg mooy ministère de l'environnement jàppale ko ci liggéey bi nga xam ne moom lay def ba yeneen quartier yi nekk ci commune bu Ziguinchor ñu mën a amee action yi nga xam ne moom lay amal Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. li ci yéenekaay yi ñu xëyandool ak Mohamed Alimou Ba. dal leen ak jàmm ministre de la pêche Aliou Ndoye dem na démb ci Guet Ndar xool lu fa xewoon waxtaan ak pêcheurs yi fa nekkoon ñoo xamante ni dañoo laale woon ak force de l'ordre yi dem caxat-caxate dëkk Saint-Louis ñu jàpp ci ay nit ñu bëri Aliou Ndoye bi mu fa demee journal Le Soleil ne kii di Aliou Ndoye jot na waxtaan ak ñoom ne leen daanaka Mauritanie nangul na Sénégal mu effacer lépp loo xamante ni aman la woon waaye nag Aliou Ndoye dafa meroon waaw meroon na
ndaxte dafa dénoncer violence bi ñu fa def naka noonu itam ne leen lépp loo xamante ni ñu ko doon wax laam-laamee ci yenn ci lu bëri du dëgg daanaka Sénégal tegul amaan kenn Mauritanie moo defoon li nu mel ñoom pêcheurs yi ñoo am tort te bi ñu waxtaanee ci gouvernance Saint-Louis pêcheurs yi demoon nañ ba xam ni daanaka kii di Aliou Ndoye lu mu wax looloo am ñoo xam ni waaw mooy dëgg ñu reconnaître faute ñu ne nangu nañu ñu ngi baalu peuple sénégalais baalu képp koo xamante ni daanaka loolu metti na ko lu xewoon ci Guet Ndar Aliou Ndoye ne leen loolu am na waaye nag na leer ci wàllu yoon yéen a xam man dama ñëwoon waxtaan ak yéen nekk ma ci ay négociation lépp loo xamante ni amaan la man dootuma dem mooy da négocier ko mu leer nañ ku fa am amaan nga gérer ko ak naar yi waxante dëgg ci la waaw naka noonu itam jàpp na ni sax daanaka mouvement d'humeur yi ñu doon def loolu du affaire licence pêche ñoom ñoo xam la ñuy def nguur Sénégal chaque année lu muy dugal ci wàllu xaalis ci pêche bi ku nekk xam na ko jàppale pêcheurs yi kon lu ñu def noonu ci Guet Ndar daanaka ñoom la engagé waaw loolu la wax kii di Aliou Ndoye daanaka mayu leen dara dem wax na lu mu leen di wax balaa muy dellu Sénégal ndax dina dellu ci Chine ngir jëli doomam yi kii di président Macky Sall xam ngeen moom wax na ci lundi bi ñu génn ne moom Sénégal amul doole pour dem Wuhan jël sénégalais étudiants yi moom président Macky Sall loolu la wax waaye nag sama naataango ne loolu la wax de waaye nag am na koo xamante ni daanaka d'accord ak li nu mel moom mooy kan xanaa ABC Alioune Badara Cissé médiateur de la République jot na waxtaan ak journal Source A mu ne président Macky Sall yow yaa ne mënoo jëli étudiants yi waaw loolu nga wax man de jàpp naa ni mën nga ko te jàpp naa ni boo jëlee puissance état bi doole état bi boo ko jëloon nga dem jëlee loolu am man loolu laa jàpp te bu la ci kenn nax nangu déglu ñenn yàqkat yi ñoo xamante ni daanaka bëgguñu la dara ci lu baax mun nañ la def looloo xamante ni daanaka baaxul am na moyen yooyu ndax moyen yooyu la état Sénégal mobilisé ngir dem ngir jàpp kon troisième navire boo xamante ni daanaka dafa rëccoon Sénégal te mu yoroon drogue ñu jàpp ci kenn ki kon troisième navire boobulee dafa demoon côté Banjul foofu la kon suñu gars yi waxtaan ak waa Banjul ñu jàpp leen ci wàllu coopération policière sama naataango bi di journal L'Observateur ne Banjul jot na jàpp kon équipage boobulee transféré ko Sénégal waa OCRTIS police buy toppatoo ci wàllu drogue ñoom ñoo dem jëli leen ndaxte dañ doon def trafic de cocaïne ñu dem ci trafic de faux visa ndaxte Viviane Chidid Ndour daanaka bu ko yàlla mayul moom ak gaayam yi fu mu toll nii seen bamba maasewul bu ñu sukkandiku ci L'Observateur bi xëy tey Vivi ak manager am bi di Djidiack Diouf ak ki mu nekkaloon Moustapha Dian nekkoon kon borom këram ñoom ñëpp gendarme yi daanaka ñu ngi leen teg bët am na sax ñoo xamante ni dañ leen jàpp ndaxte dañoo jàpp ni dañoo def trafic de faux visa waaw nga ne yow dama man kii nii bokk na ci man fekk yow bokku ci ngeen di dem def ay soirée Paris wala dem feneen ne kii nii bokk na ci fekk bu ñu lignatee xam ni ñooñu bokkuñ ci kon loolu mooy faux ci wàllu visa na da nga ne enquêteurs yi daanaka gis nañ li nu mel moo tax sax képp nañ kii di Djidiack Diouf manager Viviane bi naka noonu itam ñeenti nit yoo xamante ni jàpp nañ leen kii di Pape Ibra Kébé jàppuñu ko waaye nag wax na dem nañ ba xam daanaka moom mooy kan moom moo nekkoon auditeur cour bi daanaka moom moo doon càmbar def l'enquête yi moom moo doon defaral OFNAC enquête yi fële ci COUD premier ministre xam ngeen def na sorti ne kooku daanaka du sénégalais kooku tubaab bi ñu jëlee fële rek ñu indi ko ngir yàq der Sénégal sama naataango bi di journal Les Échos nee na waxtaan ak moom kooku def na sa vidéo kooku nee na leen premier ministre boo ne man du ma sénégalais man loolu dina ma jaaxal ndaxte man de Paris laa nekk waaye na sénégalais pur jus man maa ngi juddoo Saloum diggante Saloum ak Touba foofu laa juddoo foofu laa jaroo balaa may màgg di dem Europe dem France kon ñuy wax noonu ñoo xam man nag nationalité Sénégal la am waaw mu leer nañ te man dama jàng ci wàllu audit loolu kese la waaw nag dañ ma laaj nee ma Kébé ndax mënal nga ñu defal audit yow sa liggéey màcc na ci wàllu woowu le ma ne leen waaw mën naa ko ma ñëw ma defal leen lu ma leen war a defal ci wàllu règle de l'art ma def ko mu jeex ñu wax ak Vox Populi ci fatwa Layen yi contre kii di Seyda Zaman waaw kooku dafa jàpp boppam daanaka messager yàlla moom day utiliser ay chant Layen wone boppam ne moom kàngam la sama naataango bii di Vox Populi gannaaw bi mu waxtaane ak waa Layen yi ñooñu nee nañ petit fils Seydina Limamou nee nañ kooku daanaka du dara secte guru la bokk daanaka satan la nakkasaale nekk jinn bu bon waaye nag na préparé bu defaate li nu mel dugal ñu ci yu muy yeefu caaxaan yi muy def na leer nañ
na préparé wu duñ ko raté benn yoon fuñ ko jekkoo moo xam ni foofa la. ñu jeexal ak sport l'observateur xëy tey wax ci Gana Gueye ne moom mooy lion le mieux payé en France ci championnat France daanaka moom moo ëppale ci lu muy fayeeku daanaka weer bu dee dina am 328 millions de francs CFA. ki di Reug Reug nag wax na gannaaw bi mu nekkee États-Unis nee na Fallou Ndiaye fu mu toll nii mi ngi démarché combat moom ak Malick Niang fu mu toll nii ñu ngi xool nuñ koy ficeler moom mooy dernier choix bi muy def daanaka lu mu bëggul mooy def année blanche te mi ngi dellu si léegi Dakar le 3 mars dina cëppeelu ci Dakaru Jal Diop jërë ngeen jëf.